mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bismillah leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës bërëb bu nuy jaayee ak jënd gerte ci mim réew rawatina fële ci daadu Saloum ca Latmingué ay defkatu ñaawteef ñoo ko songu biik ba noppi daal di fa yóbbu lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti millions sunu xaalis am na nag genn doomu aadama bu ñu fa daal di gaañ dana ci dëkk nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi bu ci àllandee coowal ñetteelu mandat bi ak poste bu premier ministre bi ñu dindi ci gouvernement bu Sénégal ak yeneen i ponk jot nañ ko waxtaanee ci l'air du temps kii di Hamidou Anne ak Mamadou Ibra Kane jot nañ ci diisoo ci lu jëm ci wàllu wu ni mel ak yeneen i ponk dana fës bu ci àllande ci biir xabaar yi. master class ab ndaje taar ak taaral maquillage ak poudre yu ni mel boobu lépp ndaje gën na fa fës na ñuy def kon ba yokk taarub jigéen ci wàllu maquillage ak poudre loolee lépp nag di ab mbir moo xamante ne ni kon dën na ca fës ci atum 2020 ak lépp loo xamante ne ni yees na ngir taaral jigéen jot na fa gën a fës dana ci ànd ak Tidiane Cissé laata njeextalu xabaar yi kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi ne si bu yàlla ñu ni ci faram fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax kon des koy tàmbali ni ñu ko junjee ci ndorteelu ak bërëm bu ñuy jaayee ak jënd gerte ca diwaanu Saloum Latmingué gën gaa leer foofee nag niki bi ci guddi ay def ko du ñaaw teef kon ñoo ko fa daal di songu daal di fa gaañ benn doomu aadama ba noppi yóbbu lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti millions sunub xaalis Pape Dieng moom moo jiite boobule bërëb ñu teelu ko ci leeral. comme ni nga ko gisee situation bi man d'ailleurs depuis problème bi am à Xelkom dama ne naay fanaan fii pour raison de sécurité par ma grande surprise dama toog rek chinois yi ñëw fëgg ma Pape Dieng donc y a du vol de si laa génn bi ma génnee paraît-il vigile yi ne ma am ñu vigile yu ñu dàqe ba fële ba centre décortiquage pour dem jàpp vigile yooyu ligoté leen donc entre temps man si laa taal suma oto génn dama doon taal sax pour dem fekk leen mais comme buñ ne ma rek c'est des vingtaine trentaine de personnes ma xam ne c'est dañu bëri te ñu ngi armé wu si laa génn dem alerte village bi après oote gendarmerie jotuma si laa daw très rapidement au pont bascule de Koutal pour arrêter gendarme yooyu pour ñu ñëw donc nii la demee dañoo tëb mur bi waaye teg si aussi vigile yi fi nekk armé wuñ et je pensais que aussi armé nañu parce que bi may signé ak ñoom contrat boobu tamit seen patron def ne woon ma am nañ arme tel n'était pas le cas man mi aussi j'avais une arme bàyyi woon ko chinois bi donc ñu paniqué mënuñ def benn réaction c'est comme ça se passe franchement. Hamidou Anne moom nag politiste la moom moo nekkoon tey ganub Mamadou Ibra Kane ci jury du dimanche jot na addu ci li nga xam ni njiitu réew mi daal na ko sumb ni ki tey ni ki démb ngir rek setal réewum Sénégal ba mu set wecc moom nag jàpp na ni kon boobu lépp dogal tukkee ci njiitu réew mi lu mu rafetlu la waaye mu ngay ñaan askanu Sénégal ñu jël ko def ko seen yëfu bopp ngir loolee di mën a wéy ci mim réew ñu tawlu kàddoom moom Hamidou Anne ci micro Mamadou Ibra Kane. Oui, on voit que le président Macky Sall depuis le début de son mandat, de son second mandat, en tout cas, s'inspire beaucoup du président Kagame. gis nañu ne njiitu réew mi Macky Sall bi ñu ko falee ci ñaareelu mandat bi ba tey bëri na li muy defee ni njiitu réew Rwanda Paul Kagame ni muy addoo ni muy liggéey réewam jàpp naa ni bonul sax Macky Sall di ko toppandoo defe naa ni dara nekku ci li jar a wax kay mooy ñun ñëpp nangu nañ ni suñu dëkk yi ak gox-goxaan yi dañoo tilim bu njiitu réew mi Macky Sall jëlee ndogal bi ni mel ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax. Que effectivement une initiative comme celle-ci qui a été initiée par le chef de l'État, moi je ne peux que la saluer. Est-ce qu'on pourrait avoir un effet populaire autour de cette initiative? C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est dommage d'ailleurs que ça vienne. li may nakkar lu tuuti mooy lu tax askan bi seen jëmmu bopp jëlal lu ñu seen bopp dogal bi ni mel dañoo xaar ba njiitu réew Macky Sall jël ko waaye ba tey comme ni ma ko waxee lu baax la am nañu yaakaar itam dinañ ko toppandi bu baax a baax ba bu ko defee suñu réew mi mu set wécc. Souhaite en tout cas c'est qu'on rende propre nos villes, nos villages, nos campagnes et que ce serait un bien fou pour tout le monde. coowal ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall ba tey kon mu ngi des ci làmmiñu askanuku Sénégal loolee nag mooy gis-gisu Hamidou Anne mi nekkoon tey jii ganub Mamadou Ibra Kane daan na tey yokk ni kon lu jëm ci poste élimaanu jawriñ gi ci gouvernement bu Sénégal nañ ko dindee ñàkkul ne mën na dikkaat ci gouvernement bi tey moo doon ganub Mamadou Ibra Kane Youssouf Konté ci leeral.
njiitu réew mi Macky Sall keroog ci 31 décembre biñ ko laajee ndax da ngay def ñetteelu mandat am déet dafa tontu ni du ma ne waaw du ma ne déet tontu li nag andi coow lu rëy ci mim réew Hamidou Anne mi nga xam ne xam-xam daa màcc ñeel wàllum politique rafetluwul tontu njiitu réew mi Macky Sall waaye dafa sax tax ba sénégalais yi bëri dañoo jàpp ni Macky fu mu jaar def ñetteelu mandat waaye li mu gën a yaakaar moom mooy beneen alternance mooy am ci 2024. Je pense que dans la tête aujourd'hui des Sénégalais. tey jii njiitu réew mi Macky Sall moo dugal ci bopp sénégalais yu bëri di dina def ñetteelu mandat ndax tontuwul dara lu leer keroog ci janam ak taskatu xibaar yi te ci sama gis-gis loolu warul woon nekk ndax ndeyu charte réew mi moo wax ba mu leer ni président daa war a wax lu leer kenn ku nekk xam fi mu féete rawatina suñu constitution bi dafa leer nañ ci mbiru mandat bi. A fait abstraction de la Constitution et qu'on a posé finalement au président de la République une question sur son souhait. ci li ma yaakaar beneen alternance mën naa am ci atum 2024 ndax booy fàttaliku ci atum 2000 ñu bëri yaakaaroon nañ ni Abdou Diouf du ñàkk élection yi Abdoulaye Wade tamit naka noonu ci atum 2012 waaye gis nga fu mu mujj yaakaar naa ni daal alternance mën naa am. Une démocratie ouverte comme la nôtre est possible parce que la compétition électorale est quand même juste. Mamadou Ibra Kane ak ganam waxtaan nañ itam lu ñu neenal poste premier ministre. mu ngi xamle ni mbette la ci jëlee waaye jëlee fi poste bi lee wàññeewul dara ci doxalin suñu réew. Comme je l'ai dit, franchement, je tiens pas. ni ma ko waxee woon ci njëlbeen poste bi di elimaanu jëwriñ yi ci sama gis-gis amul benn njëriñ mu nekk fii mu ñàkk fii nekk xam naa ni njëriñam bëriwul franchement boo xoolee ñi fi nekkoon ci sama gis-gis ana lan lañ andi comme coppite ci suñu réew kon amul benn njëriñ. Pour moi, le changement est quand même assez minime. lu ñeel ba tey ñetteelu mandat bi nga xam ne moo lëmbee réew mi. Hamidou Anne jàpp na ni ci coalition Benno Bokk Yaakaar dina am ay xaajalo yu bëri fii ak 2024. geneen émission gannaaw jury du dimanche l'air du temps Alassane Samba Diop dalal ay jàngalekat bokk na ci Penda Mbow ak Mamadou Lamine Sagna ñoom nag daal nañoo jàngat askan wi ak seen doxalin ne nag soppite gi ci am mën na indi lu rëy ci lu jëm ci nekkin yi nekk seen nekkin rawatina kon ci société bi ñoo ne ci leeral Omar Kane mi ñu tënkal bile jotaay waxtaan. jikko yi yàqu lool fii ci Sénégal te loolu lenn rekk moo ko waral mooy mag ñi ñoo yarul ndaw ñi loolu di gis-gisu professeur Penda Mbow. Nous n'assistons pas à des mutations parce que les mutations peuvent générer du positif mais nous assistons à une décomposition de notre li ñuy gis mënuñu ko woowee mutation ndax mutation mën na jur lu baax waaye li ñuy gis fii ci Sénégal décomposition lañ ko mën a tuddee ndax société bi moo nekk di soppeeku te suñu déggee mag ñi di wax te ñooñu waroon nekk ay royukaay dañuy tiit ndax li ñuy wax du loolu la ñuy xaar ci royukaay. attentes et surtout à leur rôle de guide au sein de la société. ci kàddu yi historienne bi jàppalante bi amoon démb moo amatul. Avant on s'investissait pour le bien de la communauté le bénévolat existait. avant dañu doon sóobu ngir liggéeyal société bi fekk amuñu ci benn intérêt bénévolat lu amoon la ku nekk di nemmeeku sa dëkkandoo loolu tey amatul tey doo gis kenn muy liggéeyal réew mi te xaaru ci dara lu waay mënti def am na lu muy xaar ci ginnaaw ku nekk rek di jéem a positionné wu ngir am benn pouvoir te ci sama gis-gis loolu moo nekk di yàq dëkk bi. Que ce soit le pouvoir de l'argent ou le pouvoir politique et c'est ça qui à mon avis aujourd'hui est en train de ruiner notre société. bi ñu yegsiwee fii nag dafa fekk xaalis ak am-am la ñu jox importance bu jéggi dayoo sociologue bi di Mouhamadou Lamine Sagna moo ko xamle. Le phénomène de l'argent a pris tellement d'importance dans la vie sociale que. dañoo jiital xaalis ba léegi kenn xamatul foo jëm ba tax ñii di wër xaalis benn rang social ci société bi ni ko professeur Penda Mbow waxee dañoo war a xool lan moo ko waral te ci loolu xaalis ak am na ci doole bu baax. C'est de saisir l'importance que joue l'argent et le matériel. pour wax rek ni jot na ñu amal ab ndëpp ngir soppi jikko yi ci réew mi. Omar Kane jërëjëf njiital Pastef Ousmane Sonko ma ngay woo ay farandoom ngir ñu ban a dugg wala sóobu ci lu jëm ci coowal ñetteelu mandat bi ndax moom bir na ko ni atum 2024 kon njiitu réew Macky Sall dina abale ci boppu réew mi moom nag ne
nguur gi nag ma ngay def lu mu mën ngir moom Ousmane Sonko bañ a bokk ci yooyu jongante ci atum 2024 lu ci mënti am daal loolee kon ma ngi koy yëkkati ci ba muy dajeeg askanam rawatina ay farandoom ñuy màggal juróom benn at bi ñu sampee boobule parti ak tay jile ñu ànd ci ay leeral moom Ousmane Sonko kàddu yu mu ci yëkkati ci micro maam Abdou Gueye Kassé góor gi jaw Thiam. nag dinaa leen leeral yéen waa Pastef bu leen kenn dugal ci débat troisième mandat te bu ñuy wax nañu yem ci troisième candidature parce que troisième candidature ak troisième mandat bokkut président Abdoulaye defoon na troisième candidature est-ce que am na troisième mandat yooyu yëpp sémantiquement lu ñuy essayer dugal ci bopp nit ñi la pour gëmloo ni waa ji bu jaxase woon carte gi conseil constitutionnel am nga xam ne moo ko moom validé bu demee dafay gagné nun liñ koy wax mooy peuple sénégalais ci boppam moom mbirum élection 2024. maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi ak master class nekk mbir moo xamante ni nag ndajale wu yaatu ñu waxtaanee wàllub jigéen ak taar ak lépp loo xamante ni mooy xewet ci atum 2020 lu jëm ci wàllu maquillage ak poudre rek lu ni mel loolee nag nit ki démb ko nañ ko daal di amalee xamale askan wi lépp loo xamante ni jëm na ngir nag rawatina jigéen ñi seen taar nekk lu mucc ayib ci kanamu askan wi ñu ànd ci leeral Tidiane Cissé mi teewoon ci boobu lem ndaje. lépp mu ngi door ak benn modèle mi nga xamante ne dañ ko teg ci kanam mbooloo mi ngir wone nan la jigéen war a maquillé wu. ginnaaw benn waxtu bi mu jël ngir wone ni ñuy def maquillage bu baax mbooloo mi yépp ñoo tàccu ngir rekk apprécier rafetaayu maquillage modèle bi. après séance de démonstration bi ay mannequin ñoo défilé ci kanam mbooloo mi. master class bi doon na jumtukaay ci jigéen yi ngir valoriser lépp lu laale ak produit cosmétique ak rafetaay. waa bitu ndaje bi mooy vraiment ñu valoriser ñun suñu mën-mën en tant que sénégalais en tant que africain à travers entrepreneuriat bi en travers ay marque maquillage soin à travers ay stylistes. bi ma Khady woowee pour ma nekk modèle master class bi ma mbégte bu rëy laa yëg ak vraiment honneur xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof yëg-yëg daal bi mu am ba proposé ma nekk modèle ci master class bi franchement mu nekkoon nag journée bu neex loolu. sama xel dafa gën a dal bu baax parce que Khady dafa nekk nit koo xamante ne dafay liggéey ak Pastef. franchement kontaan nañ ci trop. c'est notre sœur sama sœur la xam nga instant maa ngi mel ni ku kii te damay tapp rek xam nga rek mais loolu lañ fi am daal maquillage. waaye ren jii événement bi mu ngi am ci contexte bu particulier ci Sénégal ndaxte ci jamono jii ñëpp ñu ngi wax ci mbirum xeesal. maquillage nekkul fi aussi pour xeesal nit yi dafa nekk pour jël sa teint illuminer ko rafetal ko donc li ñu war même ci masterclass yi dañ ciy wax lu bëri li ñu war a gën a travailler pour nit yi bàyyi xeesal wala pour nit yi bàyyi yenn maquillage yu ëpp yeeg yooyu c'est plutôt ci aspect psychologique bi maanaam ñu jàppale jigéen ñi ñu gën a wóolu seen bopp. comme ci atum 2019 masterclass ren jii doon na réussite bu baax a baax ci kanam public bi ngir jeexal lépp ci jàmm groupe Daraji Family moo xumbal salle bi ci ay musique ak ay fecc. di ko gërëm bu baax Tidiane Cissé daal di àddu ci wàllu njàng meek njàngale mi jàngalekat yi nag seen xemmeemteef mooy lépp loo xamante ni njàmbarte te ñu teg ko ci kaw table bi état bu Sénégal rawatina njiitu réew mi daal di ko matale loolu nag mooy kàddug Cheikh Mbow mi directeur exécutif bu COSYDEP daan ci yokk sax loolee moo leen gënal fuuf ñu yokk payoor yi maanaam salaire yi ci kaw gàttal moom daal lu mu bëgg mooy lépp loo xamante ni kon mu ngi ci kaw table état bu Sénégal saafara daal ci am nu mu gën a gaawee ñu teewlu ñu kàddoo moom Cheikh Mbow njiital COSYDEP ci micro Boubacar Dieng. waaw ñun li ñu tiital c'est moins ça que
li ñu seetlu ni weer yi ñu weesu yëpp gis nañ ni am na ay ñaxtu yoo xam ne jóge na ci xale yi jàng di fàttali ni seen école dafa am ay problème mu toilette conditions yi ñu nekkee en tout cas du leen permettre ñu jàng di mu waree am problème mu ndox am problème mu mur de clôture yu manqué mais it li ñu tiital mooy yi nga xam ne alerte yi nga xam ne moom la société civile bi wax fan yii yëpp di fàttali ni système bi kat li fi manqué si jàngalekat dafa bëri. te loolu day tax ba mu bëri ay xale yoo xam ne dañ leen di beddi li fi manque ci ay table banc war a jëm aussi ci jëmmal loolu ñu tënkoon ci assises nationales yi loolu bokk na si lu ñu tiital li ñu tiital aussi mooy li nga wax ni jàngalekat yi tey yóbbu joxe nañ ay ñaxtu mooy loolu ñu tuddee préavis jébbal ko nguur gi pour wax leen ni kat boo leen deful ndànk fii ak weer mën na ñëw dem ci grève léegi nag gis nañ ni ñun puisque dañuy boole aussi si ñuy jot ñaxtu yooyu gis nañ ni amu ci benn question bu bees bu ci nekk amu ci benn laaj xaalis wala laaj augmentation bu ci feeñ li ci nekk daal suñ ko doon tënk mooy li ñu waxoon nag gouvernement bi dañ ko war a jëmmal jëfee ko donc loolu mooy li nga xam ne moom lañu jàpp kon nag jàpp nañ ni président de la république li ñu koy ñaan parce que moom moo yore politique bi yëpp mooy mu fexe ba wax gouvernement am naam sax am na ay jéego yu am mais ñu gën a baral jéego yooyu ba nga xam ni lépp loo xam ni tënkoon nañ ko ak jàngalekat ñu jëf ko parce que kat li ñuy wax gor ca wax ja. laccum bitim réew dañ ci ànd ak Mame Abdou Gaye Kassé ci leeral. ñeenti soldaaru Nigéria daal dinañu ñàkk seen bakkan fukk ak benn daal di am ay gaañu-gaañu ci cong bi nga xam ne nag benn branche bu fasandikoo ci Boko Haram moo ko amal ci benn camp militaire bu nekk ca bët gànnaar réew ma commandant yu état islamique yu nekk fii ci Afrique sowu jant ñoom nag ñoo ngi yegsi si base boobu ci juróom benn camion militaire base bi nag moo ngi nekk ci gox bi nga xam ne rek digganteem ak capitale bu Borno toll na si ñeent fukk ak ñaari kilomètre Boko Haram ak faction bi te nga xam ni nag dañoo fare ci groupe état islamique ñoom nag ñoo ngi buum di bummi ca lac Tchad di diwaan bi nga xam ne nag foofu na leen gën a ràññee jàmmaarloo yi ci diggante Boko Haram ak l'armée bu Nigéria def na lu mu yées fanweer ak juróomi junni nit yu si ñàkk seen bakkan depuis 2009 te jamono jii sax xeex bi le daanaka law na ca Niger ca Tchad ak ca Cameroun. ca Kenya ay miliciens Shabab ñoom nag ñoo amal ab cong ci dibéer gi ci suba ci benn base militaire bi nga xam ne nag ay forces américaines ak i Kenyaan ñoo fa nekk base boobu nag moo ngi nekk ca Lamu nekk ca frontière ba ak réewum Somalie cong bi mooy bu mujj bi nga xam ne rek Shabab yi amal nañ ko foofule depuis 2011 ndaxte at moomu sax la Nairobi daal di jël dogal ngir daal di yónni ca dëkkandoom bii ay soldaaram ngir ñu mën a xeex groupe bi nga xam ne rek day jàppale lii di Al-Qaïda bu ñu sukkandikoo ci benn rapport police interne lu toll ci ñaari avion ñaari hélicoptère ak ay oto yu bëri yu réewum Amérique daal dinañuy yàqu ci cong bi le police locale bi nag daal dinay jàpp lu toll ci juróomi doomi aadama ci wetu camp bi daal di leen di déglu pencum ndaw réew bu Irak moo ngi sàkku ci gouvernement bi mu daal di dakkal lii di teewaayu troupes étrangères yi ci seen réew loolu nag dafa war a jaar ci mu daal di dakkal tamit ndimbal bi nga xam ne rek moo ngi koy sàkku ci communauté internationale bi ngir mën a xeex lii di organisation état islamique ci benn séance extraordinaire bi nga xam ne nag ñoo ngi ko teg ci télévision d'état bi te ki fi nekkoon njiitum jëwriñ te nga xam ne dafa tekki ndombal tànkam di Adel Abdel Mahdi daal di koy teewee député yi nag daal di nañuy voté dogal bile te nga xam ne nag mooy tax gouvernement bi mën a moomaat boppam gannaaw bu mu dakkalee ndimbal bi nga xam ne rek moo ngi koy sàkku ci réewum tubaab yi ay waxtu képp nañ ci teg coalition bi nga xam ne nag nekk na foofu la ca réew ma te muy xeex groupe état islamique te réewum Amérique jiite ko daal di nay fësal ni jamono ji daal nay ajandi lii di opération yi nga xam ne rek moo ngi koy amal foofule ngir daal di sàmm lii di kaaraangeem ambassadeur bu réewum Amérique te mu nekk foofule ca Bagdad di capitalu Irak moom nag joriñu Irak bu ñu dénk wàllum bitim réew daal di na koy woo ngir daal di koy déglu si salfaañe bu ñu salfaañee lii di souveraineté bu seen réew réewum États-Unis nee na daal dinay sélectionné lu toll ci juróom fukk ak ñaari site ca Iran te nga xam ne pare na jamono jii daal di fay amal ay cong yi nga xam ne cong yu métti lay doon bu fekkee rek république islamique bi dafa fas yéene cong ay intérêt américain Donald Trump te nga xam ni moom moo fësal menace bi moom nag wax na ni réewam daal dinay jënd ay ngànnaay yu bëri yi nga xam ne jamono jii buñ ko doon xayma toll na ci ay milliards de dollars yu bëri te yooyu la ngànnaay nag pare nañ ngir daal di koy jëfandikoo ci kaw réewum Iran wante nag Téhéran gëmul loolu ndaxte jàpp na ni Trump lii mu wax du ko def Iran nag ba réewum Amérique daal di faatee généralam bi di Qassim Soleimani dafa ni dina fayu joriñu Iran bu ñu dénk wàllum bitim réew di Javad Zarif moom nag mu ngi artu réewum Amérique di wax ni attaqué ay sites culturels loolu le crime de guerre la
di ko gërëm bu baax Mame Abdou Gueye Kassé daal di addu ci wàllu tàggat yaram lu ëpp ay bés ba nu ko sampeek léegi comité national bu promotion bu badminton am nañu seen yëngu-yëngu gu njëkk loole nag mbégte kot lañ ci àndal ndax nag dafa ci jëlee ndam bu ñu sukkandikoo ci seen njiit di Antoine Diandi moom nag rax ci doole sax nee na Sénégal kon am nañu yaakaar ci moom ci JOJ 2022 yi ñu teewli kàddoom ci micro Sékou Seydi. Première activité dans le sens que CNPB bi depuis bi ñu ko installé bi la ñuy tàmbalee mais aussi du yem ci bii ci dañuy dem ci yeneen gox yi comme Thiès comme Saint-Louis pour gën a ci biir dëkk bi pour gën a xamle lan mooy badminton parce que badminton xeetu jouet boo xam ne la dañ koy def ak raquette ak volant mu ngi commencé jël benn espace bu mag ci dans le monde du sport te aussi am nañu chance que discipline bi dañ koy pratiquer pour JOJ day bokk ci jeux yu ñu retenir pour JOJ 2022 te ñun tamit dañuy tàmbali dès à présent léegi la ñuy tàmbali liggéey bi pour horizon 2022 donc tàmbali tout tànk yi ci ay formation ci ay encadrement pour que 2022 que ñu pare pour jongante di leen gërëm bu baax mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd beeg ñun ci ITV loolee mooy làccu xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ak Adama Anouchka Ba ci xabaar ci yaatal ci kàllaama tubaab xabaar yi dina dikkaat minuit ci jukkib xabaar yi lay doon bu caalande fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.